dal leen ak jàmm inondation yi ñu ngi continuer di sonal leen ñi ci Dakar ak banlieue bi loolu la sama naataango yi xëy wax waaw loolu la ñu wax di laaj sama naataango yi lan moo tax jàpp ni ba léegi nii inondation yi sonal lañ ne ñoom dem nañ journée bi yëpp ñu yendu fa nekk fa xool nañuy dundee ci mbënd mi sama naataango bi di journal enquête ne dem naa fa def naa fa 24 heures waaye nag dama yemu ci yàlla ndaxte boo xoolee bu baax ñi fa ne daanaka amul lu ñuy lekk ñu laa kenn koo xamante ni moom naka lay dee mbënd mi kooku ne man bu dee yàlla dama man daanaka dund ak dee laa yemale bi ma géejee añ daanaka ceebu jën wala ak yeneen bi ma ko géejee def depuis samedi bële ça fait une semaine léegi damay grignoter daanaka lekk fi gerte caaf lekk len ay bon moo yeneen yooyu loolu grignoter rek loolu lay def lekkantu te boo soxlee sa bopp xamoo foo jóg daanaka def ko ci siwo bi rek daanaka douche yëpp dañoo fees loolu mooy suñu problème sama naataango ne lii de moom métti na sama naataango bi di journal la si jël parole ne daanaka lii cauchemar la waaw cauchemar ndaxte ku nekk lii cauchemar la daanaka plan Orsec bi dañ ko déclenché président Macky Sall moo ko déclenché waaye ba léegi nii nee na ñoom génnuñu ci mbënd mi de ñuy foofu naataango profité nag jox parole lieutenant colonel Papa Ange Diatta moom mooy jiitu opération de secours daanaka sapeur pompier yi pomper ndox mi kooku biñ ko laajee ne ko mais yow lan la def na semaine daanaka léegi mat semaine bi ñu lancé opération lan moo tax lan mooy xew bi léegi kër yi nekk ci mbënd mi lan moo tax ana sa gars yi kooku ne la ñuy foofu de liggéey waaye nag dafa fekk am na ay zone yoo xamante ni pour nga génne fa ndox mi yombul daanaka Camille Basse mooy suñu problème daanaka en tout cas ci Kër Massar ndox yëpp foofu la ñuy jaar waaw léegi il faut ñu gérer loolu su ko defee ñu dem ndànk-ndànk génnee ndox mi ci kër yi loolu mooy problème bi may leen rek tuuti ñu terminer loolu su ko defee ñu jàppale population yi kii bëgg a jàppale population ci lii nii mooy assemblée nationale daanaka assemblée nationale nee na dina def réunion spéciale ci mbënd mi sama naataango bi di journal Tribune ne nee nañ de dañuy def réunion xool naka la ñuy jàppale population yi Sud Quotidien ne assemblée nationale finalement se jette à l'eau dugg na ci mbënd mi moom itam sama naataango bi di journal enquête ne xam nga lan la nañu waxante dëgg il était temps ndaxte ku nekk xam na assemblée nationale def na semaine kenn déggu ko yeewu ci yàbbu ci doorul attewul te foo natt inondation yi weesu na ko ndaxte même ci région yi métti na sama naataango bi di journal Source A ne waaw métti na ndaxte boo demee ci côté Diourbel ku nekk gis na mbënd mi lu mu fay indi daanaka lu ëpp téeméer kër yoo xamante ni daanaka seen borom moomu duñu ndox ju bon ji ñoo ñëw installé jël ko Touba ak Mbacké te loolu nekk njaxare pour bërëm kër yi yëpp lu nar a nekk njaxare pour Sénégal mooy daanaka croissance économique bi mu toll nii Sénégal day jóge 6% dem ci 1% loolu la joxoon sama naataango ne lu ma gis nii de daanaka day gën a wàcc lool daanaka 0,7 lañ jóg sama naataango ñu laaj ko lan moo tax mu wax lu ni mu ne man de waxuma ndey mbile ji moo ko ki yor économie ak finance ministre Amadou Hott yor économie Sénégal nee na Sénégal daanaka récession la jóg croissance ren lu ñu liggéey yëpp avancé amul sur place coronavirus moo def li nu mel Abdoulaye Daouda Diallo jël parole ci Vox Populi yokk ni pandémie bi moo indi coup d'arrêt bi moo freiné yëf yi ñu doon daw 100 à l'heure mu jékki-jékki arrêté frein la de loolu mooy suñu problème sama naataango bi di journal Le Quotidien ne man lu ma jàpp mooy lu xeeñ ñi neexul de nañu xam dëgg moo tax ñun dañoo war a jàppante ñun dañoo war a bàyyi xiiroo bi ak ŋaayoo bi su ko defee ñu tiré ñun ñëpp ci benn côté bi journal L'Observateur ne d'accord naa ak li nu mel ndaxte démb rek dem na ci marché Sandaga pour wane ni daanaka suñu économie bi nërmeelu na ñoo xamante ni dañ doon wecc billet boo leen joxee CFA jox la euro wala jox la yeneen devise étrangère dollar wala ko yeneen daanaka amatuñu devise daanaka boo la joxee CFA ñu ne la ñun amuñu mënu luñu leen di wecc ndaxte devise yëpp seen borom dañ ko jël garder ndaxte xamuñu fu ñu jëm économie fu mu jëm kenn xamul looloo tax gars yi ragal seen bamba maasatul weccum xaalis daanaka liggéey boobu dafa nërmeelu complètement ci coronavirus bi dañoo nekk kon ci guddi ju bët setugul ñi nekk ci guddi ju bët setugul mooy démb ay détenus yoo xamante ni dañoo nekkoon ci Touba ñu war leen transféré ba naataango ne seen auto police mi doon def li nu mel daanaka dafa accident de la circulation kenn ñàkk si bakkanam sama naataango bi di journal lii ko di ne ma wax leen dégg nag ASP moo doon dawal auto police boobule naka noonu da doon dawal waaye yor na téléphone di téléphoné bi accident bi amee dafa daw ne mes na mente te kenn gisatu ko ñu jeexal ak sport Stade Quotidien xëy titré ci Premier League bi première journée Liverpool dina jouer contre Leeds United sama naataango ne choc lay doon de ndaxte ku nekk xam na dañ ko relégué woon D3 ci 2007 tey jii nag Sadio Mané dina kon Premier League bi dina reprendre ci samedi bi ci contexte Covid-19 ku nekk bëgg kon succéder Liverpool mi nekkoon champion bi kon
nouvelle saison moo am Sadio Mané ñu xaarandi ko bu baax a baax ci challenge boobule sama naataango bii di journal record ne day jongante waat xool ndax ren ji dina nekkaat itam champion. ñu jeexal ak sunu lamb sama naataango ne boo moyul Gaston Mbengue dina perte Balla Gaye 2 Gris Bordeaux mu toll nii Luc Nicolaï bëgg na démarcher combat boobule sama naataango ne ndax Balla Gaye 2 du bàyyi kii di Gaston Mbengue su ko defee mu dem ci Luc Nicolaï kooku organisé combat boobule su ko defee mu foqati combat boobu ci loxo Donkin de l'arène kii di Gaston Mbengue jërë ngeen jëf. Savon de Marseille Alphé seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bii rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. di ko jaajëfal moo bu baax a baax moom Mouhamed Ali Mouba moom la ñu àndaloon ak ci li yéenekaay xëy tey bokk na ci nag xibaar yi kon yenn ci taw yi nga xamante ni ñu ngi koy rek daal di xaarandi tey jii fii ci Ndakaaru ak kon la ko wër waaye tamit ci diwaan fii ci suñu réew bu ñu sukkandikoo nag ci bulletin météo bi nga xamante ni agence bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum météo ñoom ñoo ko rek daal di xamle donc ñu daal ci bàyyi xel bu baax baax taw yi nga xamante ni danañ rek daal di yegg si tey fii ci Ndakaaru ak ci rek ñu daal di def benn tàgge suñu naataango bi di Aïssata Sy bi direction des programmes bu kon groupe Futur Média foofee ca TFM moo daal di ñàkk way juram bu jigéen donc ñoom ñëpp nag Fatoumata Sy njabootu Hamedine donc yeru si ca zone B ballon Fatimata Sy Néné Awa Sy Abi Sy Aïssata Sy moom mooy suñu naataango bi nekk ca TFM Maymuna Sy Fatou Baba Adama Sy dal jëwriñ ju ñu dénk kon wàllum assainissement ak wàllum ndox mi moo ko rek daal di fësal waaye ca Passy am na ay gox yu bëri ña ngi rek daal di pàcc ba léegi ci ndoxu taw yi dañ ko daal di waxtaanee kon ci biir xibaar yi ci banlieue bu Ndakaaru itamit lu bari ci ay poste santé ak yi ni mel boo muyu dañ rek daal di fay jëlee jëwriñ ñu dénk wàllum paj mi moo ko daal di xamle ndaxte taw ba kon dafa am ay yàqu-yàqu yu fa rek daal di indi ci beneen wàll nag jàpp leen ne taw bi dafa nar a woy tey ci Ndakaaru ak ci diwaan yu bari fii ci Sénégal bu ñu sukkandikoo kon na ci ANACIM ca Ndar nag étudiant ya nekk ca Gaston Berger dañoo fas yéene kon daal di dox Ndar ak Ndakaaru la ko waral mooy dañoo bëgg kon daal di daje ak jëwriñ ñu dénk wàllum njàng mu kawe bi ngir daal di kon fësal seen ay jafe-jafe ci wàllu tàggat yaram beach soccer Saly Portudal moo nar kon dalal CAN nga xamante ne dañ ko fas yéene kon daal di amal ci ndoxteelu atum 2021 ba léegi ci wàllum football ak Premier League foofee kon ca Angleterre danañ ko daal di tàmbali tey ji ci samedi ji danañ ko waxtaanee kon ci page des sports ak Malal Junior Diagne lii gën a fës ci feebaru coronavirus ci kanam lay doon danañ ko daal di waxtaanee di yéen kay xëy tey dinañ ci ànd ak Mouhamed Ali Mouba Abdoulaye Diop mu féete ci machine bi ci micro bi Dieng Aba Seydou Ba. di leen dalal ak jàmm ci xibaaru suba si fii ci RFM rajo Futur Média dañu koy dooree ak taw bi nga xamante ni démb kon taw na fii ci Ndakaaru ak ci biir réew mi kon taw yooyu nag dana wéyandi tey ji ci samedi ji ku moyul nag taw yu métti lay doon bu ñu sukkandikoo nag ci bulletin météo bu waa ANACIM. ba léegi lu jëm nag ci wàllum taw bi am na nag ay diwaan yu ci mel ni kon Sokone ak Palmarin bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy diwaan yi gënoon yëg ndoxu taw bi indi fa nag ay jafe-jafe yu mag waaye jàppale na nag ni situation bi daanaka am na tane bu ñu sukkandikoo ci jëruñ ñu dénk wàllum ndox mi ak wàllum assainissement bi Serigne Mbaye Thiam demoon na foofee ca Sokone ak Palmarin foofu ci diwaanu Fatick. Aminata Goudiaby. waa Passy nag seen commune boobu ministre bi boolewu ko woon ci gox yi nga xam ne moom la war a visiter ci région bu Fatick waaye ñoom nag population bi fexe nañ ko ba kar ko ci kaw tali bi wax ko jafe-jafe yi leen bënn mi teg foofee ca seen commune ba moom nag ministre bi déglu na leen bu baax a baax. man sama néeg ba daa toj ba na nga. yàqal na ma ceeb armoire lal coiffeuse man daal lu ma am yàqu na ci gàttal ndax man kese la fekku ci ma kër. dafa bëri na torop ñun suñ koñ bi moom ñëpp la sax. bëri na
ñaari benn bâtiment ñetti néeg ñëpp daal. ñun dañoo sonn man Fanda laa tudd su ma nee baa nga toj ba ne nga. laata loolu nag moom ministre bi yor wàllu di Serigne Mbaye Thiam visité woon na commune yu Palmarin ak itam yu Sokone ñaari communes yooyu nag bokk na ci yi nga xam ni inondation yi ñoom la gënoon sonal waaye moom nag li mu gis ci terrain bi dal na xelam ndaxte nee na daanaka sapeur pompier yi pompé nañu ndox mi ba benn jafe-jafe nemmeetuñ ko ci commune yooyu lay. ndox mi bari woon na torop ci gox yi samedi waaye gis nañ ne fépp fu ñu dem gis nañ ne nguur gi dispositif bi mu def ci plan Orsec maanaam di pomper ndox mi di ko sotti ci géej gi wala di ko sotti ci ay dex dispositif yëpp ndox mi jóge na fa presque daal ay benn kër moo des moom la ñu gis fii ci Sokone ci quartier Médine président Macky Sall ak mesures yi mu jël wane na ni am nañu capacité de riposte et de réaction pour que ndox mi wàññeeku fépp foo xam ne fii jafe-jafe yi fan la gën a taree en fait dafa nekk ci ay terrain yoo xam ne waruñu foo na dëkk. commune bu Sokone nag maire ba di Petit Gueye waxoon na ne lu tolloog téeméeri kër taw yi daaneel na leen te itam am na ci lu mat junni nit yoo xam ne inondation yu lor na leen Aminata Goudiaby Fatick RFM. jërëjëf Aminata Goudiaby nag ci mbënd mi foofee ca Passy la ko indi nag ca la gën a bari mooy jafe-jafe ñu rek daal di nemmeeku ba ñuy tabax kon tali bi nga xamante ni moom moo jógee kon fii ci saal dem ca Gambie ñu koy woowee Transgambienne mii rek daal di kon jaar ci digg commune bi loolee nag moom mooy lenn ci ay leeral ingénieur en BTP mi nga xamante ni doomu Passy la nee na nag commune bi itamit amul système assainissement bu baax moom Baye Niass la rek daal di tudd ñu déglu ko ci micro Aminata. ñaata at ñu ngi dund lu métti parce que ay sinistre surtout na quartier yi nga xamante ne loolu am foofu am na li ko waral bokk na ci d'abord la Transgambienne bu ko nit ñi seetloo tali bu baax la parce que je pense que le bonheur ne vient jamais seul bien le malheur ne vient jamais seul mooy comme ni ko ñuy di waxee ne yoon fu mu ñëw rek dina may conséquence bokk na ci yoon boobu parce que boo seetloo tali bi dañ ko yëkkati ba ci kaw bu sut kër yi ba kër yoo xamante ne déjà buñu daan sax am ndox at yu passé tey moom lañ seetlu ñu commencé am ndox donc loolu bi ko waral mooy yëkkati kii bi beneen bi tege mooy dama yaakaar ne bi ñu def caniveau yi desoon nañu waxtaan ak waa dëkk bi parce que ku xam dëkk bi fan mooy problème yi principal donc waroo jël ay canal yu toll noonu di ko tracé si côté Sànc ba jëm kaw fi ñu ko war a teg mooy si côté Léona Escale et puis aussi ñu suuraale également que ndox moom ñuy corte ci bi dëkk bi ñu am fu ñu ko sotti ci benn bassin de rétention boo xamante ne ëllëg mën nañu servir si yoon yu bëree bëri depuis juróomi at ñuy inondé nit ñi di génn kër yi dëkk si école yi nit ñi di génn si kër yi di nekk si ay situation parce que yi tey dëkk bi ak nu mu dëkkuwaay bi ni mu mel ak nu ñu tànc looyee dafa laaj ñu assainir ko su ko defee situation bii nit ñuy dund di mu jeex. ñu jógee kon ca Passy ñëwaat fii ci Ndakaaru waaye wax ba léegi lu jëm ci wàllu mbënn mi rawatina nag ca banlieue bu Ndakaaru am na nag yenn ci ay structure de santé yi nga xamante ni dañoo rek daal di loru ci mbënn mi ku moyul nag danañ leen kon daal di jëlee loolee nag jëwriñ ñu dénk wàllum paj mi moo ko daal di xamle Abdoulaye Diouf Sarr dem ci àjjuma ji la doon visité kon ñeent ci poste de santé yu nekk foofee ca département bu Tëngéej ca Pikine ak Guédiawaye Abdou Diouf Diagne. poste de santé bu Jokkul Xeer fii la jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér gi ne mbënd mi daf leen a laal ñaari bâtiment yi nga xam ne ñoo fi nekk benn bi dong mooy dox ba ca des ndox ma daf ko ngu. La pharmacie était complètement inondée. Ici c'était les grossesses pathologiques mais on a libéré pour en faire une salle de surtout. beneen bërëbu fajukaay buy dund ay jafe-jafe mooy poste de santé Nasrullah te nekk si jàmm gën si Cap Mbaaw ku fa bëgg a dugg faaw nga nangoo sóob say tànk ci biir ndox mi. poste de santé bu amoo 5 ca Géejawaay foofa tamit taw yi wane nañ fa seen bopp registre yi nga xam ne ci la ñuy bind turu nit ña ña nga ñu weer booy dugg ca biir ginnaaw bi mu gisee loolu lépp Abdoulaye Diouf Sarr di xam le fii yan pexe la jël ngir nag bërëbu fajukaay yooyu lee mën a dox te na mu waree. ñun en tant que autorité centrale danañu ànd ak les autorités territoriales pour jàpp si activité bi redémarrer mais d'ores et déjà mission bi d'ailleurs commencé na pour évaluer lan la ñu war a def dans l'immédiat pour que activités yi bañ a sooxe loolu ñu ngi si mais am na ay problèmes yoo xamante ne c'est des problèmes structurel yu gën a profond fii ñu taxaw par exemple il faut ñu xool est-ce que dañuy délocaliser poste bi wala dañ fay def beneen liggéey bu mucc ay boo xamante ne ndox bi bu ñëwee du ko yàq na tey ndox bi bëri na si dëkk bi loolu tam il faut que nit ñi bàyyi si seen xel. ca amoo 5 gi nga xam ne nag fa la jëwriñ ci ñu dénk wàllu wér-gu-yaram jeexale doxu nemmeekoom boobu Abdoulaye Diouf Sarr ma nga fa bàyyi ab xeex si diggante ñi jege meeru Njaaxeem Limaamulaay ak ñaari militant yu parti bii di Pastef. RFM Rufisque
Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne ca Kër Massar bokk ci commune yi nga xamante ni moo gën a loru ci mbënd mi fii ci Ndakaaru ca Parcelles Assainies ya fa ne foofu nag ñu bari ca ña fa dëkk kon dañoo daal di abandonné seen ay kër ñi nga xamante ni ñi ngi ci kon biir ndox mi waaye ñeneen nag nee nañ amuñu pexe faw ñu daal di kon dund ak ndox mi askan wi nag fa ne dañuy daal di dem ak dikk yëg kon ci ay gaal yu ndaw ak yi ni mel waaye ñi nga xamante ni ña nga fa tamit ngi dañuy dem di demi marché di ndugu bu seer a seer ca unité 2 bu Parcelles Assainies ca Kër Massar Ndongo Ka dem na daje ak ñoom reportage. ñaar la waaw. 500 bëri na réew. ci gaal gu ndaw gu ñuy ëf di ci sol ngelaw ñu yéeg ci nag utali unité 2 bu Parcelles Assainies bu Kër Massar. nànk par nànk ak ci ni mu gën a wóoree xale bu góor bi nu àndal di xëcc gaal gi ngir mu jëm ca kanam. ok. ñu wàccee tamit lu nuy gën di avancé ñuy gën nag di dugg ci mbedd yi waaye du lenn luy yëngatu lu dul tekkaaral gi fi daal dee am. daanaka juróom benn fan gannaaw taw yu bëri yu mujjee wàcc unité 2 bu Kër Massar daal dee soppi xar kanam doon ndoxi kese mel ni nag ñi fi dëkk ñëpp abandonné seen i kër ñenn ñi néew ci ñi fi daal dee des ni nag jaaxle dëgg la ñu daal dee def. sonn nañ trop fu ñu mun a wàllu nañu wàllu fos yi fees na mi ngi ball. Mariam Ndiaye moom ak njabootam bokkuñu nag ci ñi génn seen kër ba ñu dëkk see ci seen kër gu yees gi ak léegi ci at kott la daal dee toll waaye moom soxna si ni fu mu toll nii matériel bi mu defoon ci kër gi lépp a ngi yàqu. j'ai investi beaucoup d'argent carreaux yi rek ça m'a coûté presque 400 quelque mille carreaux wàññi suñ nga table à manger bi commencé wu na yàqu ci suuf je l'ai acheté à 250 000 amul sax un an. leneen tamit dooni jafe-jafe ci ñoom ñi des ci ndox mi mu di nu ñuy def ba lenn ci ndugg li ñu war a dundee ngir ñu mën see jot. lu ñu dem marché mburu bi démb ci suba benn baguette de pain 200 francs mënuñ si dara yàpp bi tamit noonu la yokku nañ ko ñu ngi jënd kilo bi presque 3500. waaye mu amit geneenuk mbir ndax soxna Mariam Ndiaye faaw dafay dëkkat lenn ci ay xeetu rabi àll lu ci demee ni ki ay mbottu. Ndonga Ka Kër Massar rajo Futur Média. Ndonga Ka ci reportage bi nga xamante ni amal na ko ca unité 2 bu Kër Massar ay bés des kon ci màggalub Touba préfet bu Mbacké kon daal di rek dogu ak service technique yafane ngir daal di rek fa jëlee lu jëm ci wàllum inondation yi 8 points di juróom-ñetti poñ yi nga xamante ni foofee moo gën a ami jafe-jafe foofee ca Mbacké moom Makhtar Diop da doon jiite ab réunion bu comité départemental bu ñu jagleel wàllum risque yi wàllum kon mën mi ñu déglu ko ci micro Marima Diop. ak Touba nañu gis ne ba nawet bi commencé ak problème mu assainissement yi nga xam ne mënu ko dàq ci Touba foofu nañu am ay poches d'inondation moo tax ñu ne ban matuwaay dañ ci mën a jël actuellement nii xam ngeen sapeur pompier moom xam na ay sites d'intervention yoo xam ne ñu ngi si intervenir 8 sites yoo xam ne habituellement ndox daf fay am ñoom ñi ngi dem di pomper li nga xam ne nag amaguñ ko loolu moom la ñuy laaj Dakar te loolu saytu nañ ko waxtaan mais dinañ ko gën a saytu bu ñu wàccaatee si terrain bi nit ñi jafe-jafe également nañu am te ñun yan disposition nañuy jël si ak màggal gii di ñëw xam nga comité d'organisation ak état bi ak service administration yi ñu ngi si ay waxtaan def nañu juróom-ñaari waxtaanu commission. waxtaan lu jëm ci mbirum technique ci koppar gi ak lu jëm nag ci wàllum karange gi Serigne Cheikh Mbacké nekk président bu groupe parlementaire bu kujje gi kon daan na jébbal ab bataaxal naataangoom bu groupe parlementaire majoritaire Benno Bokk Yaakaar ak président assemblée nationale Moustapha Niass danañ ko rek daal di topp xibaar googile. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. section régionale bu SAEMS bu Fatick kon dina dogal ne dafay daal di ajandi lépp luy banque loxo bu ñu amoon ci wàllum BFM gi kon démb nag ci ngoon ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen dalab jëriñ ak directeur solde bi ñoom ñoo daal di jël dogal ni danañu rek daal di kon diggee la ñu diggee woon kon danañ daal di wàccoo ak moom inspecteur d'académie bi dañu ko daal di kon ajonoon lu jëm ci wàllum salaire am ak yi ni mel benn ci enseignant kon dañu ajoon lu jëm ci wàllum salaire am ak yi ni mel kon nee nañu fii ak ndorteelu ay bés bi danañ ko rek daal di jox la nga xamante ni moom mooy rappel bi
lu jëmi tamit ba léegi ci wàllum grève ak nañu rek daal di yëkkatee mu door du kon grève bu bés bi ñu doon amal te duñ ca fayab ticket kon foofee ca université Gaston Berger bu Ndar maanaam kon grève bi teg nañ ko ci suuf ñoom étudiants yi waaye nag dañoo daal di tàmbale ab marche jóge Ndar kon wutali si fii ci Ndakaaru ngir daje ak dara jëwriñ gi ñu dénk kon wàllum njàng mu kawe mi ndaxte ñoom ba léegi ña ngay rek daal di ñaawlu bu baax a baax nañuy rek daal di jàngee foofee ca université ba nee nañu nag dàkkuñu daal di amal ab grève de la faim ci xibaaru nasaraan bi dégg ngeen ki nga xamante ni moom mooy Omar Chérif Diallo moom moo jiite kon coordination étudiant bu université Gaston Berger bu Ndar ci loolu nañu déglu kenn ci seen ki yor seen kaddu di Mouhamadou Moustapha Diouf ci micro Mouhamed Nabi Silla. buñ continuer suñu mot d'ordre bi tey année bii di ñëw mun nañ koo ñàkk wala année bii ñu ciy def ay session unique coordination des étudiants de Saint-Louis nekk benn structure bu responsable en considération loolu lépp ne tey jii nii day defaat violence sur elle-même di xamal communauté bi ne tey dañuy suspendre suñu mot d'ordre mais suñu plan bi duñ ko bàyyi parce que tey jii dañuy continuer xeex bi parce que ñun ñoo leen di représenter xeex bi nag tey jii nii coordination des étudiants de Saint-Louis dafa décider def benn marche pacifique jóge fii ci Ndar dox ba Dakar ci locaux ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche parce que tey jii nii intérêt étudiant bi dafa menacé tey jii nii administration bi moo ngi encore une fois di menacer intérêt te ñëpp xam nañ ne tey jii nii situation bi nekk université Gaston Berger de Saint-Louis dafa nekk benn situation boo xam ne dafa xaw a doy waar ñu arriéraat di woowaat tey jii nii commune bi neen autorité bu buggee tey suñu plan bii nii ñu bàyyi ko il faut tey mu revoiraat suñu plan de reprise bi ñu teg ñi nga xam ne tey jii nii ñi nga xam ne ñooy jàng ñoo nekk UFR SAT ñi nekk master 1 ñu woowaat leen ñi nga xam ne tey jii nii ñooy jàng droit muy wax seen quantum horaire ñu bën a terminer année bi nii ñu yokkaat ko waaye tamit ñi nekk master 1 ñu indiwaat leen ndox mi kon diggante Ndakaaru lay doon ak Ndar lu jëm nag ca chambre de commerce bu Ndakaaru ay élection la ñu bëgg kon laata kon weeru décembre loolu nag la waa coalition ànd defaraat chambre de commerce ak collectif des élus bu chambre de commerce industrie ak agriculture bu Ndakaaru transparence na leer loolee la ñu bëgg moom la ñu sàkku woon moom la ñuy wéy kon di sàkku ña bokk kon ca ñaari kuréel yooyu le démb dañoo janoo ak taskatu xibaar yi ngi gën a fésal position bi nga xamante ni foofu la ñu taxaw te nee nañ duñ fa rek daal di jóge Oumar Mbow. ñu amal ab élection laata weeru décembre loole la ñuy bokk ci coalition ànd defaraat chambre de commerce ak collectif na leer bëgg Cheikhouna Dieng ak ay ñoñam ne fi mu ne nii doyal nañu sëkk ci doxalin bu bon bi am ci boîte bi. Ils sont là uniquement pour le profit. seeni intérêt rek moo tax ñu nekk fi ñu nekk amuluñu kenn njëriñ Sénégal nag mënul développer ci ab système bu mel noonu puisque voté nañu loi bi décret d'application bi moo ci war a topp ci loolu nag ngir ñu mën a amal élection laata weeru décembre. bile kuréel di xam le ni daa mel ni ñoo ngi ci tànk gagné bile combat ndaxte lu bëri ci li ñu doon ba bët am nañ ko Birane Yaya Wane. directive yi leer na nañ application la ko président wax réforme la ko président wax ña nga xam ne tey cour suprême cour d'appel chambre réunie wax ne ñii mënuñu doon électeur kenn mënu fexe bañ fal leen na dàq ñooñu ca biti président la République ñu ngi rafetlu mesure yi moo doon jël yëpp jël na ko. Birane Yaya Wane ak ñi mu àndal ne lu ñu mat duñ ko musa yàbbi tànk njiit yi attewuñ ko. dañuy dem ba Ndar ak forêt classée yi nga xam ne moom moo nekk ca diwaan googile foofu nag askan wi ñoo cee rek daal di indi ay jafe-jafe rawatina nag wàllum mbay yi nga xamante ne dañ koy daal di kon defi yenn ci wàllum njënd ak njaay ak yi ni mel daje bi kon lu jëm nag ci dëkk woowee lu nekk lu toll ci juróom-ñaari kon forêt classée moo fa rek daal di nekk raw ca la rek daal di bokk loole nag depuis 1939 lañ ko rek daal di boole ci forêt classée foofee ca Ndar ngir rek daal di aar la ñu duppee kon poumon vert foofee ca diwaan ga tax jëwriñ ñu dénk wàllum kon gàncax gi ak wàllum yokkute gi amul app daal di sàkk kon ci askan wi ñu daal di rek teg foofee ay borne ak ay pancarte ngir gën a matal kaaraange gi waaye tamit aar li nga xamante ni mooy seen moomeel ci wàllum ressource naturelle la Mouhamed Nabi Silla. forêt classée yi doon lu yàgg bañ ko taxawalee ci biir réew mi ak léegi yu ci bare ne ci ay jafe-jafe gannaaw bi ay nit dëkkee ci bërëb bi wala sax luy màndargaal fu mu yem doon environnement. bi ñu defee évaluation bi gis nañ ne am na ay empiètement yu bare parfois même da ngay gis benn forêt boo xam ne dëkk baa ngi foofu am na dëkk yu ñu sanc am na ay bërëb yi nga xam ne dañu fa nekk di def li nga xam ne moom mooy l'agriculture. néewuñu nag dañuy génne nit ñi fu fekk déedéet dañuy def évaluation xam forêt classée yooyu ñu classé woon avant les indépendances fan lañ ci toll lan moo ci des pour ñu mun a
a jël. ñu mel di PDIDAS lëngoo ak askan wi ak commune yi ngir indi saafara madame Diop Koura Mbaye moo di coordonnatrice bu PDIDAS. fii nekk na zone boo xam ni agro business bi daf fiy développé pour éviter que exploitation yi di empiéter ci forêt yi baax na ñu délimiter forêt yooyu pour xam fan la ñu yam délimitation bi ñu def nii ci juróom-ñaari communes yi nga xam ni moom la PDIDAS intervenir am nañu fukki junni ci ay hectares ci forêt yoo xam ni délimiter lañ leen ba mu leer. beneen activité bu ci topp gis lii xam ni fii kat mooy limitu forêt classée bi. liggéey bu ñu def ci ay teg borne waaye itam indi pancarte ngir firndeel forêt classée yooyu di indi kaaraange ci wàllub suuf waaye itam di fexe ba lépp lu aju ci wàllub gàncax ak alam ñu mën ko sàmm baskan wi mën ci am jëfandikoo bu wér. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. xibaaru tàggat yaram gannaaw ba 8h jotee ba teg ñaar fukki simili fii ci RFM ñu ànd ci ak Mala Junior Diagne. jàngeen jëf ñu daal di kon dooree xabaar yi ak wàllu beach soccer Sénégal ne moo organisé Coupe d'Afrique 2021 loolu nag tax na ba président fédération bi rafetlu dogal ba waa CAF jël ngir tànn Sénégal ci mu dalal xewmaay mu ni mel ne it dañu jëli matukaay yëpp ngir fexendi ba xew moomee doon xew mu mucc ayib moom Maître Augustin Senghor ca Kédougou ga mu nekkoon ci ajuma ji doon fa joxe ay jumtukaay ngir équipe bu football yi waaye itam doon fa samp ay kuréel yu yees yoo xam ne fédération moo ko mébét yëkki na i kaddu ci micro Ibrahima Jabaxate. dañuy rafetlu rek di bëgg ci dogal bi nga xam ne comité exécutif CAF jël na ko démba maanaam nekk li nga xam ne mooy CAN beach soccer bii di ñëw Sénégal lañ koy organiser ñu jàpp ko ci xaj na diir boo xam ne day dem entre décembre 2020 ba avril 2021 te mu war a am si suñu xalaat andra si suñu yéene fële ca Saly parce que loolu pour ñun dañuy delloo njukkal ñi nga xam ne mooy acteurs yi beach soccer yi xam nañu ne football sénégalais xëj na barewul ay lu mu gagné trophée mais beach soccer moo ñu yàgg sigil fépp ci stade beach soccer yi àddina yëpp plage boo dem ci Sénégal gagné na fa trophée def na fa ngéwél dem na coupe du monde tam def ko donc baaxoon nag ñu dalal ko pour la première fois donc loolu ñu si gërëm autorité CAF bi nga xam ne mooy président Amad ak tout comité exécutif mais gërëm ci aussi état du Sénégal président Macky Sall ak gouvernement ministre Matar Ba parce que ñoom ñoo ñu jox bataaxal bi nga xam ne moo tax CAF am sañ-sañ jox ñu ko li ci des nag mooy réussir pari de l'organisation et pari du résultat parce que kuy dem ci bitim réew di gagné boo organiser ci sa dëkk defe naa li ngay am yéene mooy mu nekk réussir si wàllu organisation mais aussi ndam li des fii comme ni mu daan desee boo génnaan donc defe naa loolu tamit am na benn aspect yoo xam ne bëggoon nañ si jaar te loolu nañ ko dox si suñu kilifa yi nga xam ne ñoo yor ministère du tourisme ak agence yi développé tourisme bi utiliser ko comme tremplin pour def li ñuy wax promotion destination Sénégal bu ñu génnee si Covid bi xëy na fii ak mars avril dina fekk tourisme bi demaat donc wane yan la ñuy la jagleel ci wàllu ay plage ak ay hôtel ak yooyu dina nekk loo xam ne dina mun jàppale tourisme bi dañuy rafetlu reprise de compétition yëpp muy Coupe d'Afrique interclub muy équipe nationale yi commencé jouer muy équipe A yi comme tuuti tànk yi lu ñu namoon la parce que Covid bi daf ñu ko teeroon depuis 6 mois te ku xam sportif bu dundul sportam day mel ni ku tawat ñu bañ a fàtte ne mbas bi génnu fi moo tax li nga xam ne mooy ci waajtaayu suñu club yi nga xam ne ñoo ñu représenté Afrique ak waajtaayu suñu équipe nationale bi nga xam ne octobre bi dañuy jouer ñaari match jumtukaay yi nga xam ne dañ ko war a jël yëpp dinañ ko jël. jërëjëf Maître Augustin Senghor ñu waxtaanee football ba ca France ñoom itam ñu ngi seen ñetteel bi journée championnat ca moomi la réew ne tey jii ci sa aser ji Montpellier ak waa Nice daanu amal ab jongante bu nu noppee Saint-Étienne laale ak waa Strasbourg ci aljuma ak démb gi Bordeaux dafa tëwoo ak waa Lyon kenn dugalul dara Angleterre danañu tàmbali itam bis ni tey seen championnat ca moomee réew ne samedi tey gi Fulham mooy laale ak waa Arsenal Crystal Palace ak waa Southampton daan amal jongante West Ham laale ak waa Newcastle Liverpool joué ak waa Leeds United ñu ni jongante Manchester City ak waa Aston Villa ak itam waa Burnley seen diggante ak waa Manchester United des ko dax ba jimmi jamono Espagne ngir jeexal itam daanu soobu seen première journée championnat ne ci samedi gi Eibar Celta Vigo nooy laale Osasuna fekki waa Cadix Granada moom Soué ak waa Bilbao jaajëf lii ci tënk mooy kon xabaaru suba teel gi jaa ngeen jëf nu yendu jàmm. na nga ko waxee baax na Mala Junior Diagne 8h jot na ba teg ñaar fukki simili ak ñett di ko jaajëfal bu baax a baax yegg si ci xibaar yu ñeel kon coronavirus ñu ànd ci ak Pape Balla Gueye. ñaar fukk ak juróom-ñetti millions ci ay cas ci àdduna bi yëpp muy firndeel ne coronavirus bi mu ngi gën di law lu toll ak juróom-ñeenti téeméeri junni ak fukk ak ñeent ci ay nit ñoo xamante ne ñoo ci jot a faatu États-Unis
États-Unis Inde ak Brésil ñoom ñoo nekk réew yi nga xamante ne ñoom la mbir mi gën a laal ndax ñooñee ki ci jiitu mu ngi am lu tolloog juróom-benn million ci ay cas ki ci topp am ñeenti million ak lu topp ci ay cas Brésil nag moom mi nekk ci ñetteelu position bi mu ngi am lu tolloog virus bi nag mu ngi gën di law loole nag jëwriñ ju njëkk ji daal di koy nangu Jean Castex di xamle ne gannaaw conseil de défense bi ñu doon amal ci àjjuma ji ñu xam ne am nañ ci ay dogal yoo xam ne jël nañu ko bokk na ci itam ne ber biñ daan def lu tolloo ko fukki fan ak ñeent dañu koy daal di wàññi def ko juróom-ñaari fan boole ceeg saytu yoo xamante ne yu teel la ñuy def ak ñoo xam ne dañ leen di jël ngir ñu daal di mën di wóyal traçage bi lee terewul nag ñu dellu du ñaax ñi nga xamante ne ñooy doomu France yi ñu daal di am liñ naan responsabilité collective yeneen ci yoo xam ne nag dogal la yu ñu jël mooy du ñu defaat ab reconfinement donte nag kaa yi mu ngi gën di bari terewul nag jëwriñ ju njëkk ji di xamle ne ñëpp dañoo war a def seen kéemtalaay kàttan ba respecté geste barrière yi lee ca Italie nag ñoom ñu ngi waajal di fas yéene ubbi l'école yi gannaaw juróom-benn weer yoo xam ne dañ koo tëj mu nekk nag fukki fan ak ñeent ci weeru saatumbar gi la ñu fas yéene ubbi l'école yooyu lee waaye nag ñoom ci geste barrière yooyu nga xam ne ñoom la ñuy ñaax askan wi fas yéene nañu gunge école yi ndax ayu bés bu nekk lu tolloog 170 000 litres ci mbir yoo xam ne des na ko mën a raxasoo moom la ñu nar a séddale waxtu woowee nag ca Chine virologue bi di docteur Li Menyang mu am ay cadre yoo xam ne yëkkati na ko suñu sukkandikoo ci journal de Montréal.com ñuy xamle ne moom nag ay weeree ngi ni mu ngi doon xamle ne coronavirus bi Chine xamoon nañu ne am na ba pare dañu ko nëbboon moom nag mu dellu di xamle ne li mu jàpp mooy SARS-CoV-2 bi ci ab laboratoire lañ mu ngi gën di wuy di gën a am cas coronavirus bi ci continent bi lee ci xayma gu mujj gi lu tolloog juróom-benn téeméeri junni ak fukk ak ñeent ci ay cas moom la ñu daal di am ci waxtu wi nga xamante ne Afrique wërngal këpp mu ngi am lu tolloog 1 million ak ñetti téeméeri junni ci ay cas yoo xam ne moom lañ fi nemmeeku. Savon Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen tunikaay yi. li yéen kay xëy tey ñu ànd ci ak Mouhamed Alimou Ba. dal leen ak jàmm inondation yi ñu ngi continuer di sonal leen ñi ci Dakar ak banlieue bi loolu la sama naataango yi xëy wax waaw loolu la ñu wax di laaj sama naataango yi lan moo tax jàpp ni ba léegi nii inondation yi sonal lañ ne ñoom dem nañ journée bi yëpp ñu yendu fa nekk fa xool nañuy dundee ci mbënd mi sama naataango bi di journal enquête ne dem naa fa def naa fa 24 heures waaye nag ma yemu ci yàlla ndaxte boo xoolee bu baax ñi fa ne daanaka amul lu ñuy lekk ñu laaj kenn koo xamante ni moom naka lay dee mbënd mi kooku ne man bu dee yàlla dama man daanaka dund ak dee laa yemal bi ma géejee añ daanaka ceebu jën wala yeneen dama ko géejee def depuis samedi bële ça fait une semaine léegi damay grignoter daanaka lekk fi gerte caaf lekk len ay bonbon yeneen yooyu loolu grignoter rek loolu lay def lekkantu te boo soxlee sa bopp xamoo foo jëm daanaka def ko ci siwo bi rek daanaka douche yëpp dañoo fees loolu mooy suñu problème sama naataango ne lii de moom métti na sama naataango bi di journal la si jël parole ne daanaka lii cauchemar la waaw cauchemar ndaxte ku nekk lii cauchemar la daanaka plan Orsec bi dañ ko déclenché président Macky Sall moo ko déclenché waaye ba léegi nii nee na ñoom génnuñu ci mbënd mi de ñuy foofu naataango profito nag jox parole lieutenant colonel Papa Ange Diatta moom mooy jiitu opération de secours daanaka sapeur pompier yi pomper ndox mi kooku biñ ko laajee ne ko mais yow lan la def na semaine daanaka léegi mat semaine bi ñu lancé opération lan moo tax lan mooy xew bi léegi kër yi nekk ci mbënd mi lan moo tax ana sa gars yi kooku ne la ñuy foofu de liggéey waaye nag dafa fekk am na ay zones yoo xamante ni pour nga génne fa ndox mi yombul daanaka Camille Basse mooy suñu problème daanaka en tout cas ci Kër Massar ndox yëpp foofu la ñuy jaar waaw léegi il faut ñu gérer loolu su ko defee ñu dem ndànk-ndànk génne ndox mi ci kër yi loolu mooy problème bi may la ni rek tuuti ñu terminer loolu su ko defee ñu jàppale population yi kii bëgg a jàppale population ci lii nii mooy assemblée nationale daanaka assemblée nationale nee na dina def réunion spéciale ci mbënn mi sama naataango mi di journal Tribune ne nee nañ de dañuy def réunion xool naka la ñuy jàppale population yi Sud Quotidien ne assemblée nationale finalement se jette à l'eau dugg na ci mbënn mi moom itam sama naataango mi di journal enquête ne xam nga lan la nañu waxan dëgg il était temps ndaxte ku nekk xam na assemblée nationale def na semaine kenn déggu ko yeeyu ci yàbbu ci doorul attewul te foo natt inondation yi weesu na ko ndaxte même ci région yi métti na sama naataango bi di journal Source A ne waaw métti na ndaxte boo demee ci côté Diourbel ku nekk gis na mbënd mi lu mu fay indi daanaka lu ëpp téeméer kër yoo xamante ni daanaka seen borom moomu duñu ndox ju bon ji ñoo ñëw installé jël ko Touba ak Mbacké te loolu nekk njaxare pour bërëm kër yi yëpp lu nar a nekk njaxare pour Sénégal mooy daanaka croissance économique bi mu toll nii Sénégal day jóge 6% dem ci 1% loolu la joxoon sama naataango ne lu ma gis nii de daanaka day gën a wàcc lool daanaka 0,7 lañ jóg sama naataango ñu laaj ko lan moo tax mu wax lu ni mu ne man de waxuma ndee mbile ji moo ko ki yor économie ak finance ministre
Amadou Hott yor économie Sénégal nee na Sénégal daanaka récession la jóg croissance ren lu ñu liggéey yëpp avancé amul sur place coronavirus moo def li nu mel Abdoulaye Daouda Diallo jël parole ci Vox Populi yokk ni pandémie bi moo indi coup d'arrêt bi moo freiné yëf yi ñu doon daw 100 à l'heure mu jékki-jékki arrêté frein la de loolu mooy suñu problème sama naataango bi di journal Le Quotidien ne man lu ma jàpp mooy lu xeeñ nii neexul de nañu xam dëgg moo tax ñun dañoo war a jàppante ñun dañoo war a bàyyi xiiroo bi ak ŋaayoo bi su ko defee ñu tiré ñun ñëpp ci benn côté bi journal L'Observateur ne d'accord naa ak li nu mel ndaxte démb rek dem na ci marché Sandaga pour wane ni daanaka suñu économie bi nërmeelu na ñoo xamante ni dañ doon wecc billet boo leen joxee CFA jox la euro wala jox la yeneen devise étrangère dollar wala ki yeneen daanaka amatuñu devise daanaka boo la joxee CFA ñu ne la ñun amuñu luñ leen di wecc ndaxte devise yëpp seen borom dañ ko jël garder ndaxte xamuñu fu ñu jëm économie fu mu jëm kenn xamul looloo tax gars yi ragal seen bamba maasatul weccum xaalis daanaka liggéey boobu dafa nërmeelu complètement ci coronavirus bi dañoo nekk kon ci guddi ju bët setugul ñi nekk ci guddi ju bët setugul mooy démb ay détenus yoo xamante ni dañoo nekkoon ci Touba ñu war leen transféré ba naataango ne seen auto police mi doon def li nu mel daanaka dafa accident de la circulation kenn ñàkk si bakkanam sama naataango bi di journal lii ko ne ma wax leen dégg nag ASP moo doon dawal auto police boobule naka noonu da doon dawal waaye yor na téléphone bi accident bi amee dafa daw ne mes na mente te kenn gisatu ko ñu jeexal ak sport Stade Quotidien xëy titré ci Premier League bi première journée Liverpool dina jouer contre Leeds United sama naataango ne choc lay doon de ndaxte ku nekk xam na dañ ko relégué woon D3 ci 2007 tey jii nag Sadio Mané dina kon Premier League bi dina reprendre ci samedi bi ci contexte Covid-19 ku nekk bëgg kon succéder Liverpool mi nekkoon champion bi kon nouvelle saison moo am Sadio Mané ñu xaarandi ko bu baax a baax ci challenge boobule sama naataango bii di journal Record ne day jongante waat xool ndax ren ji dina nekkaat itam champion ñu jeexal ak sunu làmb sama naataango ne boo moyul Gaston Mbengue dina perte Balla Gaye 2 Gris Bordeaux mu toll nii Luc Nicolaï bëgg na démarcher combat boobule sama naataango ne ndax Balla Gaye 2 du bàyyi kii di Gaston Mbengue su ko defee mu dem ci Luc Nicolaï kooku organisé combat boobule su ko defee mu foqati combat boobu ci loxo Donkin de l'arène kii di Gaston Mbengue jërë ngeen jëf. Savon de Marseille Alphé seen quincaillerie AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bii rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. di ko jaajëfal moo bu baax a baax moom Mouhamed Ali Mouba moom la ñu àndaloon ak ci li yéenekaay yi xëy tey bokk na ca nag xibaar yi kon yenn ci taw yi nga xamante ni ñu ngi koy rek daal di xaarandi tey jii fii ci Ndakaaru ak kon la ko wër waaye tamit ci diwaan fii ci suñu réew bu ñu sukkandikoo nag ci bulletin météo bi nga xamante ni agence bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum météo ñoom ñoo ko rek daal di xamle donc ñu daal ci bàyyi xel bu baax a baax taw yi nga xamante ni danañ rek daal di yegg si tey fii ci Ndakaaru ak ci rek ñu daal di def benn tàgge suñu naataango bi di Aïssata Sy bi direction des programmes bu kon groupe Futur Média foofee ca TFM moo daal di ñàkk way juram bu jigéen donc ñoom ñëpp nag Fatoumata Sy njabootu Hamedine donc yeru si ca zone B Ballon Fatimata Sy Néné Awa Sy Abi Sy Aïssata Sy moom mooy suñu naataango bi nekk ca TFM Maymouna Sy Fatou Baba Adama Sy